dikkati na ci coowal faatu François Mancabou dee gaaya ngi tëñtëñal Macky Sall ak régime bi fu ne LD Debout daal di sàkku ñu daal di andi ay gindi ci nag François Mancabou mii lan moo ko faat lu ci mënti am tribune yéene kaay xamal ma ni moom président Macky Sall day waa LD Debout teg nañ ko nag ci kanamu ay responsabilité ngir nag mu mën a dugal loxom ci mbir mi l'enquête bi daal di leer ñu xam dëgg-dëgg kan moo faat François Mancabou bi yéene kaayub dee média bi ne faatu François Mancabou mi ak nu mu mënti amee ak façon bu mu mënti faatoo lépp loo xam ne am na ca nag régime bi lu njiit njaag moo cay njaag ndax moom ci boppam la ñu dénkoon François Mancabou ca garde à vue bi lu ci mënti am moom lañ koy jiiñ LD Debout daal di sàkku nag mbir mi daal di leer naññ ngir ñu daal di xam dëgg-dëgg lan moo waral nag moom François Mancabou mi ñu daal di koy génnee këram yóbbu ca commissariat gannaaw boobu mu daal di fay am gaañu gannaaw boobu l'hôpital mu daal di fay faatoo moom président Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp day ne dafa war a leer faatu François Mancabou bii Bougane Gueye Dany ne leer rek dafa war a leer naññ ndax nag nit ñaa ngi faatu ci anam yoo xam ne doy na waar lool Bougane ne faatu gi ëpp na ci réewum Sénégal te buñ jàppee ni lii mënta amuk layoo ñu ngi nax seen bopp layoo rek faatu François Mancabou bii ku jàpp ne mënu ci andi ay leeral Bougane ne ba mbir mi leer ñu xam fu faatu gi féetee yaa ngi nax sa bopp ma ne source a daal di may xamal ne la xale yi naan ñi ngi lay xaar ca tournant ba moom procureur day gaa yaa ngi koy xaar ca tournant ba démb moom parquet bi tegul kenn koo xam ni war naa mën a indi ay gindi ci lu faat François Mancabou bi moom défense bi ci boppam dañoo bëgg def contre expertise bu nekkee nag autopsie bi la ñu wax dalul seen xel néewuk François Mancabou ba tey ma ca morgue l'hôpital di xaar nag ñu jébbalee benn certificat de genre de mort l'enquête quotidien daal di may xamal ni loo ci mënti dégg torture bi daal la gaa yi jàpp ndax François mii loolu la daal di xamlee te organisation droit de l'homme yi ñi ngi daal di sàkku ñu daal di andi ay gindi te loolee lu tax mu waxoon ne moom François dañ ko doon torturer Babacar Ba forum du justiciable xam le ni ab l'enquête dafa war a am te gendarmerie lañ ko war a jébbal l'enquête daal dina ma loo ci mënti dégg garde à vue la muy soppi ay néew ma ngi bëgg a bari ci réewum Sénégal Ousmane Sonko ci Les Échos yéene kaay ne François Mancabou day mooy fukk ak juróom-ñeenteelu nit boo xam ne faat nañ ko ci nguurug Macky Sall bi mars 2021 ak tey moom François Mancabou dañu koo dóor ba mu sangoo ab deretam ndax nag dañoo bëggoon mu daal di tuumaal Ousmane Sonko ne moo ko yónni woon ngir muy def mbiru terrorisme moom Barthélémy Dias ci Vox Populi daal di xam le ni ñi ngi wax waxu force spéciale de waaye la ca am ca ginnaaw du lenn lu dul bëgg faagaagal waaye itam wiise Ousmane Sonko ngir bëgg koo sànk Barthélémy ne na leer justice daañu ko amal ci François Mancabou mbiram dina leer te ñi ko def daañu tëddi kaso waaye itam ñi faat fukki bakkan ak ñeent ci 2021 bii ñoom it daañu ko layoo le quotidien ne loo ci mën ci dégg it faaw ñu andiwaat ay gindi ci lan moo waral nag rëcc gi di am ci kaso yi dooree ko ci ñoom Inno ba tey ci Pape Mamadou Seck 24 heures yéene kaay ne Sénégal moo dub dëkkub démocratie loolu moo fi am Makhtar Diouf moo ko daal di xamle Sénégal nag war na jàng démocratie ci Afrique sowu jant problème mu indépendance bu justice am na fi droit bu manifester amu fi coowal ñaar wala ñetti mandat am ci réewum Sénégal dépassé nañ ko yeneen réew mi te moo ne day dénduk Afrique gaa yaa ngi suqaleeku ci wàllu démocratie waaye Sénégal lank ne bëggul am démocratie Sud Quotidien daal di may xamal ne waa société civile day ñoom daal di nañuy taxaw temm ci violence ñu daal di koy génnee ci arène politique bi rawatina ci législative 2022 yi las yéene kaay daal di may xamal ne boobu day dañoo demul ca mairie bu Médina Gounass daal di nañ koy caxatee ba maar day taali diggante nag waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi l'info yéene kaay ne moo taxit ay plainte daal dina tey jib ña ànd ak Ahmed Aïdara nee ñu daañu plainte ña ànd ak Racine Talla bëgg leen ca fekki Mor Diaw bu Yewwi Askan Wi géej waaye xam le ni maire bu Wakhinane Nimzatt dafa joxe ay ndigal ngir nag caravane bu Yewwi Askan Wi ñu daal di koy attaqué duñu nangu benn yoon défaite bi nga xam ne mënuñu koo wannaasu dañu am ko ci géejawaay di waral ñu leen di attaqué fu ne l'observateur ne loo ci mënti dégg Ousmane Sonko gi gaayam ni ki démb day daal dina ñuy nag taal géejawaay nit ña génn wuy ji leen mook Ahmed Aïdara ba mar day taali Barthélémy Dias ak Alioune Ndoye di xëccoo fii ci Ndakaaru Vox Populi ne bul fàtte ni crise ba day ma nga yokku ca Yewwi Askan Wi juróom ñaar ñu bokkoon ci ñoom xamle nan ni dañ leen bëgg a génnee ci Yewwi Askan Wi woowee yéene kaay bi ne ma ca Bakel moom waa Benno Bokk Yaakaar ña ngi fay def mar day taali leader bu opposition bi ñëpp ngay riir dem fekki Mimi Touré le mandat yéene kaay ne aéroport bu Ndar ba ñu ne ay conteneur lañ ko defaree te gaay di tex-texee boobu le aéroport fu ne yéene kaay bi ne ay gindi mi ngi bàyyeekoo ci directeur bu infrastructure aéroportuaire moom Souleymane Ndiaye daal di xamle ni ña ko xamul tey laa leen di xamal ni aéroport bii technologie bu mucc ayib lañ ko daal di defaree ay modulaire lañ ko daal di defaree mën naa am juróom fukk ba ñaari téeméeri at te du def dara ku ni conteneur la demal yëraat sab njàng ndax aéroport nag du aérogare kese am na piste de contrôle ak yeneen équipement yoo xam ni war na mën a tax dem ak dikk gi mën a ñoŋ ñaar fukki milliards ak ñett lañ ci def soro yoo ak fanweeri milliards yu ñuy wax te dina taxit Saint-Louis dem ak dikk gi mën a ñoŋ te aéroport bii lu yàgg lay doon l'observateur ne procureur day mang ca tànkuk famille Ndiaye daal dinay sàkku nag ci juge bu ñaareel bu cabinet bi mu daal di tëjlu nag Aziz Ndiaye Massata Ndiaye ak Alioune Diouf Lambaye niki noonu njagataal ci coowal nag bato ñetti milliards bi nga xam ni engrais la defoon te mu indi jiixi jaaxa ci réew mi bés bi le jour
daal di dikkaat ci stress bi nga xam ne mi ngi faat ndànk-ndànk askanu réewum Sénégal am na ñoo xam ne dem nañ cay bay bëgg a xaru Souleymane Lukaar psychiatre bii ne xaru bi day daanaka ñu nekk ci stress ñëpp moom la ñuy bëgg te psychiatre yi bari ñu ñeen fukk dong lañ ci fukk ak juróom benn million sénégalais l'observateur ne li xew ci réew mi laa leen di tasaare ni ki tey mooy mbaraan bi nga xam ne jigéen ñaa ko daan def waaye léegi dafa wëlbatiku góoru Sénégal ci boppam ñooy mbaraan jigéen ñi lu ci mënti am nañ yendu jàmm mbokk yi. omoexpress.com site Omo Groupe bi leen indil promo spéciale tabaski ci produit électroménager téléphonie ak yéen a kaay groupe des médias la ñu koy tàmbalee ak li nga xam ne moom moo waral coow li du lenn lu dul François Mancabou ba nga xam ne moom moo faatu. alors demande nationale la ñëpp nee nañu faw mu leer yéen a kaay bi nag nee nañu François Mancabou bii de ak façon bu mu manti deewee ak képp kuñ si manti joxoñ baaraam bi boo ñu xam ne nguur gi am na ca wàll ndax nag ku boot bu ki xaj baw la te nag bu ñu la dénkee kër. lu xew ca kër ga faw nag ñu laaj lay ay explication kër gi nguur gi la ñu ko dénk kon nguur gi nag faw mu andi ci ay explication loolu la yéenekaay bii dikk waa LD Debout comme nañ koy faral di waxee dafa am LD bu toog ak LD bu taxaw mais LD Debout nag ñoom nee nañu lu ñu bëgg mooy affaire yi na leer ci François Mancabou nu mu faatoo parce que nit ki bi nga koy jël di def garde à vue nee nañu dafa wër péng mu dugg si kaso ñu dugal ko garde à vue ana simlaata sax ñu ne rawat la nañ ko sa hôpital ñu ne déetawaay bloc opératoire dee na kon nag faw mu leer waaye LD Debout nee nañ na leer alors président Bougane Gueye Dany mi nga xam ne moom bàyyiwul dara mu sedd toog jokkoo tiiñal Macky tibb tànk moom tey jii nag moom lu mu def lu dul sol robe bu avocat am nee na faw mu leer bëggul lëndëm Bougane Gueye Dany nee na faw mu leer Bougane nee na bëggul lëndëm li muy exiger moo di la lumière sur cette affaire moom Bougane Gueye Dany nee na mbir yi moom ni mu leeree ni jant na affaire yi leer ni jant ama Bougane moom comme jant comme maa ngi baxal yooyu macha allah mais c'est important Mame Mbaye ndax li ni mel bëri na ci réew mi te mu xaw doy waar yéen kaay beneen dina si ñëw sax parce que def nañ liste bi xool ñaata ñoo deewagum ci kaso bi ñu jàll ci la nga xam ne moom moo xew foofee nag ca nee nañu sa Diourbel benn responsable APR bu nga xam ne ni nee nañu dafa ëmbal ndaw si ba pare xale bu jigéen bi ba noppi it bañ ne kon nag nanguwul ëmb bi donc nag responsable APR bi dafa mel ni yóbbu nañu ko ci wàllum yoon fa mbaxane doone benn ngir nag mu nangu doon bàyyu bébé bi mais est-ce que moo ko jur xale bu jigéen bi kay bu nee yow a fii moom jigéen bu nee yow a rek yow a ku lekku si suppu kànja bi doo tax a tiir waaw dëgg la donc bool bi ku ci tubbul mënoo xam la muy saf donc boo taxee ci diwtiir gi rek c'est parce que nag da ngaa dugg sa loxo en tout cas responsable AP bi moom la ñu ko giiñ ñu ñëw ba tey ci Pape Djibril Fall ci li nga xam ne moom mooy législative yi foofee sa Mbàkke ñoom les serviteurs nee nañu Pape Djibril Fall amul benn yoon koppar bu mu jot ci président Macky Sall ñenn ñi dañuy wax ne moom moo ko parrainé donc moom les serviteurs ñoom seen liste bi nee nañ président Macky Sall moo ko parrainé ñoom weddi nañu ko nee nañu seen bopp la ñu demal ci askan wi moo leen tax a jóg ñu jàll ci li nga xam ne rek moom mooy deewu François Mancabou opposition bi nag nee nañu lu njiit njàkk président Macky Sall moo di njàkk ñoom dañoo jàpp ne bu Mancabou mi façon bu mu deewee neexul ba neex mais président Macky Sall moo di jàkk du samay kàddu nag Walf Quotidien moom moo ci dikk ci yéenekaay bi laata may ñëw ca la nga xam ne moo xew ci Yewwi Askan Wi dañuy ñëw ci li nga xam ne rek moom mooy ba tey ci xool deewuk François Mancabou mu mel ni kon am na beneen yéenekaay bu ci dikk mu di l'enquête dafa ñëw ci François Mancabou na mu faatoo ndax dañu ko dóor ba mu jëlee ci la nga xam ne moom moo ko faat en tout cas lu mu ci manti doon procureur moom ci boppam yëkkati na kàddoom xam leen ne kon am nañu si kon vidéo bu 13 minutes bu nga xam ne gis nañ François Mancabou muy dóoru ci miir yi ak ci gris bi waaye nag Babacar Ba bu forum du justiciable dafa bëgg ñu bisaab l'enquête bi nag bu ñu ko jox kenn ku dul gendarmerie ndax bilan ñi nga xam ne mooy garde à vue yi ñuy faatu mi ngi bëgg bari ndax gars yi fàtte xaju fi am na si yu nga xam ne ni jot na fi jaar waaye nag nee nañu mu ngi bëgg a bari donc nañu xoolaat mbir yi les échos dafa ñëw ba tey ci faatu ki nga xam ne moom mooy François Mancabou waaye Ousmane Sonko nee na 19e personne bu ñu assassiné depuis mars 2021 ñeneen ñi ci ay manifestation la ñu faatoo kii wala ay moroomam am na si ñoo xam ne ci kaso bi la ñu faatoo nee na lan moo tax nag parce que Ousmane Sonko dafa mel ni xam na mbir yi nu mu demee moom Ousmane Sonko nee na lan moo tax ñu faat François Mancabou mi c'est parce que dañu ko bëggoon moom mu avoué ne Ousmane Sonko moo ko yónni ñu dóor ko ba mu mujje nii ndax moom it dafa beñoon wax ni Ousmane Sonko moom moo ko yónni en tout cas yéenekaay bi ñëw na si Yewwi fu mu nekk nii nag seen bëgg-bëgg moo di dajale 50 millions ndax nag li nga xam ne moom mooy opposition dafa metti
parce que fu mu nekk nii bu fekkee ñoom nguur gi seen campagne bi ñu ngi yor seen oto yi baax yëpp si ay carburant ba mu fees def plein fu nekk ñu dem fa opposition fu mu nekk nii parfois chandise boo lekk da lay të per diem ba ngay jox ñeen ñi da leen i të ñoom dinañu dox ba dog xam nga loolu la keroog ñoom aar Sénégal ñoom dañoo am classe dañoo civilisé waaye xam nga xaalis bi nekku fa ñoom Tawfekh Tëngéej ñoom Baara Diouf daf leen i mbalak ndax sama waay Tëngéej la ñu ne moom yeewi la bokk Tawfekh mi ngi nekk aar Sénégal dañuy dox moom Tawfekh bu wàccee xoola ndox moomu naan sa da koy të parce que ndax yaram bi tas na te nag bu dee nag nguur nga nekk da lay wóor ne boo doxee nii boo paree am nga ci sa reer bu baax bu lay xaar ndax nag nguur du caaxaan. donc ñi nga xam ne ñoo nekk ak opposition dafay metti. waaw nguur dafa neex nag. nguur dafa neex mais sauf que rek par exemple Mame Mbaye situation bi nga xamante ne gis nañ ko ci décès bu Mancabou. comme ni ko ñëpp waxee rek il faut que ñu def lumière sur la question. parce que problème mu torture yi mu ngi commencé di bëri ici au Sénégal à chaque fois surtout ci garde à vue bu ñu jëlee ka nga xamante ne moom moo nekkoon fële ca Môle 10 si je m'abuse. mooy le transitaire là bu ñu xoolee ñooñu. El Hadj Alé Seck suma jumul. bu Touré je ne sais pas. mais de toute façon li wër te wër moom mooy faw rek ñu gindi nit ñi askanu Sénégal parce que soxla nañ fu mu toll nii ñu gindi ñu parce que pour man ñu bëri jopp nañ ni procureur sortie bi nga xamante ne daf ko def sortie malheureuse la parce que ñenn ñi sax dañoo waxoon ne mënoon naa def communiqué rek laata muy ñëw di wax li nga xamante ne moom mooy situation bi. gën a maîtriser affaire yi acca mais lu mu ci mën ci doon Yewwi Askan Wi fu mu nekk nii yëngu na juróom-ñaar ci ay frondeur fu mu nekk nii ñoom ñoo yëkkati seen kàddu defu communiqué ñoom nag mer ba futu la ñu def ci biir Yewwi Askan Wi bokk na sa Cheikh Bamba Dièye nee nañu ak Aminata Lo Dieng juróom-ñaar si la ñu toll la leen metti nag moo di ci posters yi nga xam ne moom la ñu def pour communiquer ci législative yi ñoom seen i image da cee bokkul ñoom juróom-ñaar yooyee te nee nañu nag lu jiit njaat ñenn ci leader Yewwi Askan Wi dafa mel ni ñoom moom coalition bi ñooy def ñooy dindi duñu laaj kenn loolu moo leen metti ñu def seen communiqué ñoom it daal di koy ñaawlu ci yéenekaay bi ñu dikk ci li nga xam ne ba tey moo di société civile bi waaye lu ko jiitu Vox Populi daf si ñëw ci crise bi nga xam ne moo am ci biir Yewwi Askan Wi 7 entités yu nga xam ne dañoo frustré ndax la leen metti moo di ni ñu leen dindee si support de communication yi nga xam ne def nañu ko ci législative yi ndax nag politicien boo gis communication nga bëgg visibilité nga bëgg alors boo demee ba amatoo visibilité am nga droit wax ne kon dañ lañ taa beddi nee nañ ñoom nag dafa mel ni dañ leen bëgg dàq te waxuñu ko bu fekkee dañ leen bëgg dàq ñoom Aminata Lo Dieng Cheikh Bamba Dièye nee nañu bii c'est la énième fois bu fekkee dañ leen bëgg dàq ci Yewwi Askan Wi nañ leen ko wax ndax ñoom taxaw nañu fu nekk ne Yewwi Askan Wi la ñu bokk alors bu ñuy doxalee ñoom ni day metti kii di Barthélémy Dias nag moom nëbbatuwul solul ay gants pour nag jaar ca digg ba moom li mu xamle moo di forces spéciales yi ñuy wax nii kenn dong lañ soxla kenn kese moom mooy Ousmane Sonko wax ji Ousmane Sonko la ñu visé Barthélémy Dias moom moo ko xamle waaye nag fu mu nekk nii Aminata Touré moom dafa toogaayam baax na ndax nee na foofee sa Bakel amatul opposition ñoom ñëpp daw nañu fekk ji ki nga xam ne moo di président Macky Sall fës génne ko maanaam àndax moom sa assemblée nationale donc foofee nga xam ne mooy Bakel opposition amatu fa ñëpp daw nañu àndax moom donc moom nag nee na foofu waxatul ay fait de victoire ñaata lañ leen di dóor ak yooyu nee na 100% la résultat yi CFE yi 62,15% 2021 ren ji nag ñoo ngi am 73,8% donc nee nañu ren le résultat yi gën a baax ñu jeexalee peut-être Sud Quotidien bu fekkee temps bi xojuñu ndax nag Sud Quotidien dafa ñëw ci législative yi ak nag société civile bi jamono ji ñu ngi def ay jéego. ndax nag démb rek GRADEC ak WANEP 60 ci ay moniteurs ak observateurs la ñu formé seen bëgg-bëgg moo di ñu wàcc jour élection yi ci terrain bi information bu ñu maanaam données bu ñu mën tam ñu daal di koy remonter lu ñu si jublu nag moo di ay élection bu su vote bi mu apaisé ñu tànn ña nga xam ne ñoom la ñu wóolu. parce que askan wi tànn carte bu mujj gi ñoom ñoo ko am donc ñoom nañu tànn rek daal di yóbbu li nga xam ne moom ñoom la ñu bëgg tànn sa assemblée nationale yéenekaay bi kii di Omar Diakité moom nag ak façon ñëw na ci actualité bi moom Odia procureur mi ngi nii di nelaw ak yenn ay dossiers yu nga xam ne nii warees nañu ko lijjanti waaye France waaye sol na si ay dossiers yu bari yu nga xam ne teg nañ ko dossiers yu nga xam ne gis nga dossier OFNAC yi yëpp ñu ngi taxaw parce que yaa ay rapports yu dul jeex Sénégal moom ñoo fi dàq def rapport waaye problème bi moo di suivi bi waaw rapport moom suñu yëf la rapport rek la ñuy def waaye nag suivi bi mooy problème waaw
rapport dañ ko bëgg torop auto pont c'est que Fatima ak Yacine ni ñu may xoolee bëgguma ko. Asma yow comprendre nga Sénégalais dafa bëgg rapport. ñoom dañuy def rapport. tout dépend de l'entendement et à chacun son oreille. mais rapport yi ñuy teg ay conc laa wax de waxumay rapport yi. ah waaw ku nekk ak li ngay dégg sa en tout cas of nag ñoom seen rapport yëpp nag pare nañu ba déposé ko suivi bi la ñuy xaar. nelaw de moo stop. rapport boo gis dafa war a am suivi. donc rapport boo gis dafa war a am suivi comme Asma ni ma ko waxee peut-être rapport yi nelaw moo ci topp. moo tax procureur mi ngi nelaw yaakaar naa foofu la koy yemale bu fekkee may ngeen ma ko mën naa def li gën a fës ci xibaar yi aywa nañ dem si xibaar yi léegi incha allah aywa kon nag li ci gën a fës ñu dem directement jarul sax ñuy kii directement acoor li ci gën a fës bokk na ci maire ba foot bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci biir coalition Yewwi Askan Wi Fatima doo tourné kii bi retour bi nii juróom-ñaar ci ay chef de parti membre yu coalition bi bokk na ci Cheikh Bamba Dièye ak Aminata Lo Dieng ñoom nag maire ba foot la ñu def nañu ko ci ab bataaxal lañu sax xamle moo di nañu doxalee ci biir parti bi neexu leen benn yoon te nag frustration boobee la koy waral moo di support de communication dañ leen ci génne ba mu set dinañ waxtaane it mbirum force spéciale yi Amy Dia ma nga xam ne fanaan na guddeem gu njëkk ca kaso placé nañ ko sous mandat de dépôt ni ki rek démb ci àjjuma ji gannaaw ba ñu ko inculpé la ñu koy toppee bokk na ci wàllum complot contre l'autorité état ak acte de nature bu nga xam ne mën naa occasionner ay troubles politiques yu jéggi dayo procès yu élèves yu lycée bu Yoff jàppale ne kon audience bi loolee amal nañu ko ni ki démb ce tribunal des enfants pour les élèves mineurs au nombre de 8 kon nag juróom-ñett si la ñu toll ay mineurs la ñu waaye nag àttekat bi dafa jëlub dogal bàyyi leen bàyyi na gës ni ku moo di liberté provisoire délibéré bi nag maanaam dogal